رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران Iftar sur ITV. asalaamaaleykum HLM Grand Médine asalaamaaleykum Sénégal Iftar ñu dem si beneen koñ ni ki nañu ko baaxoo ngir xool ana toogaay bi nu mu fa demee bu ko defee toogaayu Sénégal yëpp boole jekk ki ñu fi teewal tey muy imam bi ànd ak jabootam di imam Moustapha Amar ànd ak soxna Ramatoulaye Mbeng di bàjjenu gox ni ki noonu tamit ndey daara ASC HLM Grand Médine également teew nañu ak Ababacar Ndione boole teewal mboolem ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ni ñu ko baaxoo suñu imam Ahmed Makhtar Kanté ci moom la ñuy wéeru tey ci wàllug xam-xam ci wàllug dina ji ànd ci ak beneen imam bi di Moustapha Amar moom la ñuy njëkk a dalal laataa ñuy sóobu ci ponk bi ñuy mujjeel ginnaaw bu ñu waxtaanee koñ bi ba noppi muy daañu dellu si waat taxawaayub imam wala jàkk ab rôle am ci biir koñ bi alimam Amar asalaamaaleykum. waaleykum salaam. am nañu mbégte teewal la am nañu mbégte dalal également mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñooy waa HLM Grand Médine à travers délégation bi nga jiite. aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di leen balu àq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jéggal ñu suñuy bakkaar nangol ñu suñuy jaamu amiin bi barakati shahri ramadan al karim. nuyoo bi ñu ngi ciy jiital njiitu kër gi waaye itam di nuyu mbokk yi ñu bokk nekkal ci plateau bi rawatina suñu imam Kanté di nuyu mbokk yi ma àndal ñu jógee HLM Grand Médine soxna Rama Mbeng représenté fi bàjjanu représenté fi yaayu daara waaye Ababacar Ndione nekk ki nga xamante ni moo taxawal ASC bi nekk ci gox ba waaye di nuyu itam suñu journaliste bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam di nuyu techniciens yi di nuyu itam téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di leen ndokkeel ci weeru koor. jërëjëf alimam soxna Ramatoulaye Mbengue salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. di sant yàlla di julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci barke weeru koor wi lépp luñ fi jaamu yàlla nañ ko sunu borom nangul ci barke sang bu tedd. jërëjëf bàjjenu gox. di bàjjenu gox également représentant ASC bi Ababacar Ndione salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Khalifa. ñu ngi leen di ziare di kontaan ci invitation bi. di leen ndokkale tamit te di ziare ñëpp daal ci weeru koor bi. jërëjëf Ndione alimam Ahmed Kanté ñu ngi lay gërëm di la sant nouvelle fois di la dalal tey wala di ànd di dalal suñuy gan. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin waaw Khalifa noonu laa ko bëggee. ñu ànd di dalal gan yi ma ci sawar lool. parce que yi ñu fi jot a def yëpp yu am solo la. nit ñaa ngi koy rafetlu ma jàpp ne tamit bii day ñëw rek dolleeku ci loolu di nuyu imam Ammar yàgg nañ daje ci ay jataayu l'islam te gëstukat bu mag la parce que moom moo yore section recherche scientifique ci Ligue des prédicateurs et imams gëstukat la voilà nuyu soxna si di nuyu John mon ami miinante nañ si jumaa ji c'est vrai que tam ànd nañ ñoo xam ni xajuñ ci plateau mais sinon lañu am nañ fi place délégué de quartier bi mu ngi ne toog di seetaan ak bàjjenu gox bi mais noonu la demee jërëjëf alimam kon ñu dem sa xolob koñ ba niki nañu ko baaxoo saa su ne ngir xool ana toogaay bi nu mu demee laataa ñuy sóobu ci waxtaan wi àndi si ak Soda Diakhoumpa Souleymane Diallo ak Seydou Yade. رمضان يا رمضان ngir xeex ñàkk kaaraange bi ñu nemmeeku ci seen gox askanu HLM Grand Médine dañoo taxawal quartier sûr di ab concept boo xamante ni dañu ciy ànd ak waa agence de sécurité de proximité seen matuwaay yëpp jël nañ ko ngir loolee jóge fa. insécurité bi am na fi ba tey jël nañ ay matuwaay it pour vraiment loolu ñu saafara ko puisque bi ñu seetee am na ñoo xam ne dañ daan góorgóorlu jël seen gardien. dañu am benn coordination boo xam ni dafa lëkkale association yi nekk ci quartier bi yëpp. bi nga xamee ni toog nañ ci coordination bi xool ni war nañ jóg
ci la ñu dem ne nañ seeti loo xam ni c'est officiel ñu seeti agence de sécurité de proximité waxtaan ak ñoom ba signé benn protocole ñu war ñu jox ay agent yu nekk fii ci quartier bi di def mu nekk un dispositif de sécurité loo xam ni day aar puisque dañ ni xoddeeku bala ngaa lakkle. Donc actuellement vraiment on a un projet qu'on appelle quartier sûr mu ngi fonctionner avec l'ASP. soxna yi fi nekk nag ay jàmbaar yi fàkk tëdd lañ bu weesoo seeni activités yi ñuy amal ñoom dañoo jox bopp bu baax wàllum diine. Oustaz Amar mu nga ne toog mooy suñu imam dañoo ut commission femme bi ne dañoo bëgg a jàng suñu diine ba ñëwee ñu dem suñu imam fekk boobu temps jàkka ji fii dañ daan dem ba kër Serigne Mor Diop ak yooyu bu ñuy xadara ak yëpp yi nag dañoo bëgg a toog fii di jàng ak toog fii di xadara ñuy bàyyi ñuy toog fee sa gannaaw ba léegi tey jii suñu néeg bi macha allah am na ñaari néeg sa kaw te day fees dell jigéen ñëpp ñëw su ko defee dañuy jàng altine dinañ jàng alxames. ci seen mouvement pour la fraternité et la solidarité islamique lu ëpp ñaar téeméer ci ay membres ñu nga fa commission boobu nag ci wàllum dimbalante lay gën a dox. social bi la ñuy dund mooy suñu dund ñun lu jëm ci diine mooy suñu dund dañoo liggéey ba retraité unité entente cohésion la ñu bëgg ci suñu quartier bi yàlla defal nañu sutura yaakaar na lépp loo xam ne ñu ngi dimbalante di ko jàppalante pour lu suqali suñu quartier itam ñu ngi ci dëkkin bi rafet na daal ànd bi rafet na waaw xalaat bi rafet na. ndaw yi ne seen yitte moom am bërëb boo xamante ne mën nañ fa tàggat seen yaram. ñun fii lépp luy yëngu ci cité bi dañ ci dugal suñu loxo parce que ci la ñu bokk waaw côté social bi comme ni ko suñu yaay yi waxee sànq waaw ñun tamit luñ ci mën ñu ngi koy def waaw ñun dañuy waxtaan ak suñu moomu jeune tam ci sensibilisation parce que xam ngeen jamono fu mu toll jamono ji waaw yàqu boo xamante ni waaw les jeunes s'adonnent à toutes les activités yoo xamante ni c'est malpropre. Donc ñun tamit suñu rôle la ñu dugg di leen di sensibiliser di ànd ak ñoom ci loolu. ñun jeunes yi tamit fii côté sport waaw loolu ñun ñu ngi xool ni ñu koy jéem a rafetale parce que xëy na fii ak tabax yi ñu mujj tabax fii am ñu aire de jeu donc ci loolu la ñuy toog di waxtaan ak maire bi pour xool pour jeunes yi tam fi ñu amee aire de jeu HLM Grand Médine parce que léegi ñàkk na fi. HLM Grand Médine ci atum 1987 ci la njëkk a am école laata loolu ay abri provisoire moo fa nekkoon ñàkkoon ay yoon dem beeg dikk bi taggatémbe loolu waaye nag ci atum 1984 la fa askan wi tàmbalee dëkk si. quartier HLM Grand Médine kër yi ñu ngi leen joxe ci njeexitalu 1983 ñi fi njëkk a dëkk ñu ngi fi ñëw 84 man mii ci ñi fi njëkk a ñëw laa bokk. maa ngi fi ñëw octobre 84 ci lañ ko sas mu nekk quartier bu bari noonu nag ay jafe-jafe ndax biñ ñëwee fekkuñ fi école fekkuñ fi jàkk problème mu transport am puisque police su Parcelles nga daan wàcc dox ak sa tànk pour ñëw fii ñu daal di organiser wu créer benn amicale boo xam ni dafa boole woon mbooleem ñi dëkkee HLM Grand Médine te toxu si ñoo nekk di ci dox ba ñu dévier P22 moo amoon booba mu di fi aw ñu dem ba benn at ñaari at ñu indil ñu 23 moo ñu daan dimbale ci transport bi école amuñu woon école xam nga cité bu am nii bu amul école ay jafe-jafe yu mag la ci lañ demee seeti ministre de l'éducation nationale booba Iba Der Thiam la ñu nekk fii ba yàlla def ñu tabaxal ñu école bu bees bi ñu sanc ko octobre 87. waaye fii ci HLM Grand Médine leneen li nga xamante ne moo leen gën a yitteel mooy cet gi mbalit gi ne xuus askan wi ñàkk a sàmmonteeg seen yeleef tax na mairie ba woowoon leen ab waxtaan bu yaatu boobee ba tey nag ay matuwaay ñu ngi ciy dox ngir mbalit moomee jóge fa. On a également des problèmes de sécurité de salubrité puisque bu njëkk dañ daan def ay investissement humain avec ASC xale yi ñu jàpp ci maire bi jàppale ñu jox ñu ay jumtukaay ñuy bale mais xam nga Sénégal dañu am benn problème bu xaw a xóot bu doy waar mooy problème mu li tubaab di wax sens civique
ñii dañuy defar ñii di yàq ndax léeg-léeg nga gis nga yeewu ñëw fekk sa buntu kër ñu teg fa mbuus ba mu fees ak salte coin bu nekk daañ fa am benn représentant pour que ñuy xool di surveiller ñi nga xam ni vraiment ñi ngi defal lu noonu ñu xam nu ñuy jëflanteeg ñoom. benn campagne d'information et de sensibilisation yi dañu ko amal ci wàllu woowee ngir soññ askan wi wax leen it ni nga xamante ne noonu la ñu war a mën a doxalee ngir seen gox boobu set mucc ayib ba bu ñuy limati gox yi nga xamante ne dañoo gën a tilim ci Ndakaaru ñu génne leen ci waaye it ñàkk kaaraange gi taxaw nañ ci bu baax ngir seen gox boobee askan wi di dox heure bu leen neexee rax ci dool it di mën a nelaw ba yandoor. رمضان يا رمضان mu ngoog Alimam ni ñu gisee HLM Grand Médine ginnaaw bi ñu xoolee nemmeeku bi ba noppi ñu bàyyi la nga commenter reportage bi est-ce que am na loo si bëgg a yokk. Tubarakallahu ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu nag waa HLM Grand Médine di ca jiital imam ak waa jàkka ji ak waa gox bi yëpp. Tubarakallahu reportage bi am na solo ndax la nga xamante ni moom la ñuy dund ci koñ ba moom la mbokk yi ko war a wax ko. ndax li ñu wax nekk na loo xamante ni lu leer la quartier boo xam ni li ma ciy dolli rek quartier modèle la waaye itam jàkka la joo xam ni jàkka royukaay la ndax doxalin wa rafetlu nañ ko rafetlu ko xam ni jàpp naa ni li muy liggéeyal l'islam néew na beneen jàkka bu koy liggéey rafetale ko comme ni nga xamante ni noonu la ko jàkka jooju ci taxaw ci la ko indi lépp nag mooy taxawayu imam coordonné jullit ya waxtaan ak ñoom kër ya ay commission yoo xam ne commission bu ci nekk am na lu ñu la dénk ba nga di ko doxal ni nga xamante ni noonu nga ko war a doxalee. très bien daañu ko xóotal si kanam tuuti ñu ànd ak Ababacar Ndione premier commentaire si reportage bi. waaw bon je vous remercie léegi de commentaire bi mbokk yi li ñu wax comme ni imam waxee rek mbokk yi ni ñu ko waxee noonu la donc man li ma ci yokk mooy côté sécurité bi ci cité bi. bon je pense que sax tonton bi njëkkoon wax noonu wax na ko. loolu laa doon accentuer sama kii xam naa nag bu ñu demee ba ci kanam. ñu développé ko waaw. nañ si dikk léegi alors soxna Ramatoulaye. di rafetlu rek li imam wax li mu wax moom macha allah parce que lu day HLM Grand Médine bi macha allah. kilifa ya fa nekk dafa nekk jumaa joo xam ne modèle la. ndax jumaale joo xam ni ña fa nekk ñëpp presque ay fonctionnaires lañu. liggéey ba retraité macha allah ñu organisé wu nag macha allah ay imaam yi qualité la ñu am. sant yàlla bu baax daal. très bien alors Imam Kanté premier commentaire. lu moo la gën a marqué si sujet bi. loolu la justement loolu la dafa am yu ma ci marqué. benn bi ma ci marqué mooy rôle bi femme enseignante bi di jouer. c'est très important. parce que dafa wane ni léegi compétence yi mu am. pare na léegi pour def ko ci au service de la communauté au service de l'islam loolu c'est très important parce que islam dafa soxla compétence yëpp et que erreur bi ñuy def souvent mooy foog ni peut-être islam imam yi rek ñoo ci am rôle mais ku nekk la nga xam mën ko am ko dégg nga da nga ko war a def ci l'islam ci wàllu wa nga féete kon foofu joxe na fa exemple bu rafet problème mu espace de jeu tamit man daf ma yitteel trop parce que xale yi mënuñu toog tout le temps ci biir kër yi dañuy tànqal sax nit ñi parce que jigéen ñi duñu am nañu temps bu ñu liggéey ñu góor ñi dugg ci wàññi di génn ak yooyu donc xale yu góor yi il faut que ñu mën a am terrain dem di football dem di fa def seen yeneen espace de jeu boobu ñu amul c'est très très important ñu defal leen ko ñu bañ a accepter rek ñu bétonné man je trouve que Dakar dañ koy bétonné léegi suñu ko ne nii danañ dem ba nga xam dina indi coow loolu mooy tax xale yi suñu amul espace de jeu seen ko ñu génn dem suñu génnee dem plus ñuy sori waajur yi plus ñuy dugg ci yeneen yoo xam ne doo xam lan la problème insécurité bien sûr ça se pose ci quartier yëpp mais aussi problème salubrité bi c'est vrai boo rombee quartier bi di nga xam ni problème bu sérieux la li ma frappé foofu mooy délégué de quartier bi mi ngi fii toog li mu wax lu doy waar la képp kuy gor wax ma sax jullit war nga fexe ba wax boobu bañ la concerné mooy ñii di defar nga yàq yàlla boo bokk yow ci ñiy yàq waaw kon dañu war a fexe ba ñëpp di góorgóorlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba wax ni imatatul adha ani tariq min al iman nga fekk luy lor mbooloo mi ci yoon bi nga dindi ko fa ci iman la bokk bu fekkee loolu lañ lay wax kon koy waxuñ la nga yow sa bopp ngay lor dëgg la alors Ndione dafa am lu am solo lu ñu wax loo xamante ne nii xëy na dafa war a ça doit faire école ci yeneen quartier yi mooy quartier sûr
quartier sûr concept la bu ngeen développé foofu est-ce que mën nañ ko gën a xóotal. effectivement quartier sûr concept bu ñu développé la parce que bi ñu demee ay at nemmeeku ni insécurité bi mi ngi yokku. bon surtout au niveau tamit des jeunes. bon léegi ci la différentes associations yi fa nekk def benn fédération bon ñu xalaat ni nag léegi war nañu wut suñu mëtuwaayu bopp yoo xam ne ñooy saytu suñu sécurité bopp. bon ci la ñu lancé initiative bi bon foofu aussi maa ngi ci lancé appel population HLM Grand Médine parce que adhésion bi des na. Je pense, si je ne me trompe pas, actuellement on est à presque 60%. Mais d'abord nous dire nan la tëddee nan lañ ko sosee. waaw ni ñu ko sosee mooy comme ni ma ko waxee rek ni ñu ko sosee mooy bi ñu ràññee ni insécurité bi mi ngi am doole. bon léegi rek ci la ñu xool yan moyens la ñu mën a def pour saafara loolu léegi nag association yi fa nga xam ne ñoo fa bokk. ñoo xalaat loolu tënk ko def ay démarches autorités yi ñu war a seeti ñu dem seeti leen léegi ñu informer tamit population bi def ay adhésion symbolique kër gu nekk 3000 francs par mois. waaw kër gu nekk 3000 francs par mois moom la ñu def mais ba léegi aussi taxawaay bi daal des na. waaw parce que idée bi baax na. dina ñëw si taxawaay bi mais xam nga boo gisee ma ne la may insister. ci nga wax ñu tëralin wi. parce que dafa war a doon royukaay ci yeneen quartiers yi peut-être moo tax bëgg nga démarche yi nu ngeen ko tëralee. waaw démarche yi moom fonctionner waaw démarche yi ni ñu ko tëralee. bon bi ñu créé fédération des associations ñoo jël initiative dem laajte ay renseignements. parce que ñun tamit sukkandikoo nañ tam ci yeneen gox yu ko njëkkoon am. parce que amoon nañu repère fu mel ni cité Damel. léegi ñu renseigné wu après ñu indiqué ñu orientation bi ñuy jël au niveau des autorités. oui bon te yàlla baaxee nañu tam ci cité ba am nañu ay anciens hommes de loi yoo xam ne tamit ñi ngi fa nekk à la retraite ñi nekk en service tamit ñoom la ñu dénk affaire boobu ku mel ni major Babacar Samb moom moo ko jiite léegi comme que ñoom c'est des hommes de métier. ñoom ci affaire u sécurité lañ doon dund léegi ñoom ñoo dégager orientation boobu. woo ci population bi nag ñi leen di gërëm di leen sant. parce que tamit fekk si nañ mais tamit ñi leen di gën a ñaax. tamit pour ñu gën a dooleel association. alors quartier sûr nu muy doxee. waaw quartier sûr bi ni muy doxee mooy tey gox bi dañ ko diviser en plusieurs zones. léegi def ay box de surveillance. yoo xam ne ASP yi ñoo fay nekk. bon ASP yi aussi am nañu moyen de communication yoo xam ni entre eux la quoi am nañ la nuit aussi am na rotation buy def le tour de la cité. bon à tout moment su fekkee dara am na ñu signalante seen biir bon jël matuwaay yi. bon léegi constaté nañ tamit depuis bañ ko fa sancee ba léegi tamit constaté nañ ni bon am na ay changements. waaw lépp saafarawul nag mais nag mi ngi saafarawul ndànk-ndànk am na ay changement parce que aussi am na ay faits yoo xam ni ñoom gis nañ ko fa mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk am na aussi ay ñuy def naka sul ñoo xam ne tamit jàpp nañ leen fa. très bien waaw 3000 francs yi ngeen di cotiser famille bu nekk moom la ñuy dimbalikoo ngir gën a moom la ñuy dimbalikoo pour fay leen ci ñoom. bon am nañ tamit d'autres subventions. loolu aussi ñu ngi ciy lancer appel tamit autorités yi. très bien waaw. te ci point sécurité boobu tamit li may gën a lancer appel ci population bi davantage ñu yokk seen participation. très bien parce que au niveau des recouvrements tamit recouvrement mensuel bi tamit on peine à recouvrer tamit. parce que tamit am na ñoo xam ne adhéré nañ bokk nañ mais weer bu dee bu ñu waree jox seen participation 3000 francs yooyu da ngay jaabante gauche droite. oui waaw te comme que aussi dañoo waxante ak ay nit signé ak ay ñoom ay contrat tamit te weer bu dee te ñoom tamit ay njaboot la ñu yokk. dañoo ñëw di saytu suñu sécurité. donc tamit weer bu dee nu mu gën a gaawee rek population bi jàppale ñu si ñu mën leen jox tamit seen àq. très bien maanaam waruñu xaar sax ngeen ñëw si ñoom. effectivement on a fait aussi des moyens de recouvrement par d'autres kii. voilà monétique voilà. très bien alors jërëjëf alors soxna Ramatoulaye déjà concept bi lu ko jiitu. lan lañ mënoon nemmeeku foofu laataa muy accès laataa ñëw si changement yi. laataa muy am insécurité dafa amoon. ndax léegi xam nga àdduna bi léegi fépp a jaxasoo. ndaxte da nga daan dem ba nga xam ne sa njaboot bu ñuy xëy jàngi sa xel du dal.
bëccëg suba gi si bu ñu xëyee di jàngi sa xel du dal guddi gi xale yi bala ñuy wàcc aussi sa xel du dal kon nag ASP yi nga xam ni ñàkk kilifa yi koñ ba indi nañ ko fa kon daal sant yàlla bu baax daal parce que liggéey bi ñu liggéey dafa am solo waaw parce que ku nekk rek da nga ci war a dugal sa loxo parce que ñoom dañu fexe ba nga xam ne léegi wàññeeku na insécurité bi moom wàññeeku na bu baax a baax macha allah sant yàlla daal xanaa di ñaan rek mu gën a yokku parce que léegi daal macha allah daal njaboot gi nag ñun ñëpp suñuy njaboot la ñu rek waaw loolu la. très bien wàllu insécurité bi lan fan la sooxee jamono ji ñu nekk nii maanaam la moo si manqué. fi mu nekk nii éclairage public bi mat na. waaw. agression yi wàññeeku na. waaw càcc gi wàññeeku na. wàññeeku na de. waaw yaakaar naa lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee mu gën a ñoŋ. xanaa ñu gën a yokk rek. ñu gën a yokk rek ba nga xamee ni xale yi ndax léegi njabootu kanaara lañu yor. ndax xale yi léegi da nga yar sa doom ci biir kër gi ba pare sax bu génnee def naka sa dul noonu. kon nag ñu gën a yokk rek. buñ ko yokkee rek du ñu baax képp koo xam ni bokk nga ci mbir mi nga gën ci participer jàppale waa cité bi képp kuñ ci mën a jàppale bu baax rek ba yëf yi gën a yokk ba nga xam ni cité bi fi mu nekk nii képp ku génn rek boo toxee ba yenn heure yi booy dugg sa xel dina dal. loolu daal buñ ko yokkee dina baax macha allah. Alimam je pense que li ñu wax ci concept bi dégg nga ko yow ban njàngat nga ci am nan lañ ko war a gën a joyante. waaw am naa ci njàngat yu xaw a yaatu. parce que itam bi ñu koy créer yu ci bari participer naa ci xam naa ci yu bëree bëri du ma bamtuwaat li mbokk yi wax waaye xam naa lu jëm ci wàllu sécurité bi bu ñu ko gënee renforcer dina baax parce que li ñu bëgg ci sécurité bi amaguñ ko ndax commencé nañu mais suñu objectif atteindre guñ ko ndax doole ji mateegu ko comme ni ko Ababacar Ndione waxee participants yi des nañu li taxawaay bi ñu war a taxaw des na ma bëggoon ñu gën a sensibiliser waa gox ba. pour ñu gën ci taxaw. beneen bi ci des. lu jëm dina baax tamit ngeen koy fàttali si jàkka ji. waaw ñu waxtu wu nekk nag ñoo ngi koy fàttali. ci julli juróom yeeg ajjuma yeeg yooyu yëpp ñoo ngi koy wax. ma bëggoon itam ñu gën a góorgóorlu ci wàllu éclairation publique. parce que ni mu war a melu ko. indi na ba sambabo yi dañuy wëndeelu. des fois bëccëg sax dañuy dugg ci kër yi di sàcc. di jël télévision jàmbur yi. di jël di fëkk téléphone yi jàmbur yi yooyu yëpp dafay am. te li ko andi mooy sécurité bu ñàkk a mat. gënoon na métti nag avant ASP yi di ñëw mais bi ASP yi ñëwee gis nañ taxawaay bi ñi ngi dimbali nit ñi ci façon boo xamante ni bëccëg sax dañuy interpeller ñoo xamante ni jàpp nañ nit ñi du ñu ay nit yu jub. kon am na fa njëriñ am njëriñ boo xamante ni dañuy bëgg ñu gën leen dooleel. beneen bi ci des insécurité bi yemul foofu rek. parce que nemmeeku nañu lu jëm ci wàllu cadre de vie bi. am na yoo xamante ni mi ngi sonnal askan bi. xam nga lu mel ni wàllu assainissement. des fois dañuy am léeg-léeg ay tuyaux yoo xamante ni dafay néew doole ca gox ba. très bien dogguma la mais dinañ si ñëw léegi ci cadre de vie bi alors Imam Ahmed Makhtar Kanté foog naa ni organisation quartier bu taxaw organisé wu nu ni mel am na. waaye xëy na dafa mel ni bii moo gën a avancé moo gën a formel entre guillemets bu ñu ko mënee wax. en tout cas man de. parce que ay comité de vigilance am na si kon ñu bari yi ñu jot a recevoir fii. waaw mais bii dafa mel ni ils sont allés un peu plus loin. peut-être oui comme li ñu wax tamit ils se sont inspirés d'autres quartiers. modèle de Damel muy quartier voisin. waaw mais loolu lu ñu soxla la. lu ñu soxla la parce que lu rafet dafa jar a roy. jàngale l'islam la jàngale ku bëgg lu baax. yéen ni ngeen koy waxee léegi les bonnes pratiques. ku bëgg lu baax foo gis lu baax da nga koy dem jëli rawatina ci sa réew. parce que beneen quartier bu nekk sa wetu quartier wax dëgg yàlla foofu nga war a njëkk a xool sax lu baax balaa ngay xool benn quartier New York parce que réalité yi foofu bokkul. kon nag loolu ñu def nii pour man vraiment. lu rafet la te l'islam daf koy jàngale lépp lu baax ku ko njëkk a def ku la ci roy da ngay am tuyaaba non seulement parce que yaa ko njëkk a def ak tam di nga am tuyaaba ci. ki nga ko inspiré ba mu def ko. loolu jàngale la xadis la. donc loolu lu am solo la loo xam ni war nañ ci gën a góorgóorlu lu jëm ci affaire sécurité bi tamit xam nga keroog ci benn waxtaan fii. maa ngi lay wax ne yéen sa salaam bu mu ñëwee Madina imaam dina ko confirmer moom moo fa njëkk a créé patrouille de sécurité. yoo xam ne juif ak chrétien. ñoo doon ànd. balaa yéen sa salaam di ñëw Madina jigéen bu dox tàkkusaan Madina ñu def la lu ñaaw. bi yéen sa salaam ñëwee ñu def ay patrouille sunu yaay Aïcha di wax ne léegi jigéen ñi commencé julli ji fajar jàkk ja kon loolu tam c'est un bon exemple
kon loolu ñoom ñuy def nii ASP yi ñu gën leen jàppale léegi xëy na ci biir waxtaan bi comme ñi ngi wax war nañu gën a dooleel war nañ préciser lu ñu jàppee dooleel mais nañu gën a jaar si jigéen ñi soxna yi gis nga même affaire cotisation yi ngeen di wax soxna yi non seulement ñoom ngeen wax leen ñuy cotiser parce que dañuy tontu yore nañ xaalis de dañuy leen di gis ni dañuy yore xaalis de mais ci kii yi lañ koy gën di def ci xew yeeg yooyu mais nañ xam ne sécurité bu amul est-ce que xew dina am bu ngeen di ngénte wala di kii am benn waay bu jox kon nañ génne xaalis 3000 francs mais nañ génnee 3000 cotisé wala ñu génnee 1500 seen borom kër génnee 1500 te itam ñuy fàttali seen borom kër yi c'est ça imam bu ma foofu ci wàllu sécurité bi comme loolu mu joxe exemple ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni ñun suñu gox foofu la ñu référé boo ñëwee ci coordination bi nga xamante ni moo coordonné mbooleem station yi nekk ci biir gox bi xàmmewuñu ndax kii jullit la wala kii ci beneen diine la nekk dañu coordonné boole ñëpp parce que gox bi ñoo ko bokk kenn ku nekk am nga fi titre foncier da nga war a may sa moroom jàmm ñu joxante ay loxo pour sàmm gox bi ñëpp am sécurité coordination bi loolu lay jariñ ba tax na boo demee ñëpp a nga ci kon muy lu am solo waaye balaa ñuy sori ni ko imaam waxee léegi dina baax ñu xam doole ji ngeen di sàkku fan lañ gën a mën a def accent bi fan lañ ko gën a mën a accentuer ci wàllu sécurité bi ci wàllu sécurité bi xanaa li imaam mi wax rek ñu gën leen dooleel jàppale leen bu baax a baax mais comment waaw matériellement wala ndax ñoom tey par exemple ñu ngi ci biir cité ba ndax man fan yi passé gis naa si ñoo xam ni xëy na doon nañu am tuuti jafe-jafe ci ay ndogu yooyu daal loolu aussi maa ngi ko doon saytu xam naa bu si waa cité bi gënee mën a jàpp gën leen a jàppale parce que 24 heures sur 24 la ñuy surveiller kon ñun jigéen ñi war nañu am lu ñu def loo xam ni jàppale leen ñoom parce que gaa liñ leen di fay taxul ñuy wax ñoom dañuy ñëw rek di ñu jàppale di daan seen doole la ñuy am taxul nit ñi di wax kon ñun jigéen ñi defe naa lii ASP yi def kon ñun ñii lañ ko defal ñun yaay yi parce que njaboot gi bu ñu génnee sa xel mën a dal gaa mi ngi wàññeeku mais su gënee yokku tamit dina baax très bien waaw très bien alors Ndione fan lañ gën a doole ji fan lañ koy mën a accentuer waaw doole ji moom fi ñu koy mën a gën a accentuer mooy ci les moyens waaw moyens nag quel que soit fu mu mën a jógee ñu ngi ciy lancé appel ñëpp les bonnes volontés de la cité et les autorités aussi de la cité yaakaar nañ leen ci parce que aussi on manque pas de potentialité foofu te comme que loo xam ne tamit luy aar gox bi la defe naa yëfu ñëpp la ku nekk daal da nga war a jàpp ni sa yëf la sa yëfu bopp la waaw donc ñun côté moyen bi daal pour mën a honorer suñu contrat bi ñu signé ak. surtout loolu surtout recouvrement bi parce que ndimbal na si fekk loxoy borom faaw nit ñi gën a am yitte. effectivement ci cotisation yi. ci cotisation yi waaw. mu ngi noonu loolu mu ngi alors Alimam pour soobu ci wàllug assainissement bi wàllug cet gi. am na lu ñu wax ci reportage bi loo xamante ne ni neexul lool si xol yeewu suba teel fekk takk mbalit sa buntu kër xam nga loolu tamit. taxu ko ni demee donc si wàllu salubrité bi si wàllu assainissement bi de façon générale lan mooy li nga xamante ni jamono ji moom lañ ci war a gën a noonu lañ war a gën a taxawee. waaw loolu war nañ ci gën a taxaw bu baax a baax parce que set dafa bokk ci li saxal ngëm yàlla jullit bi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni an-nadaafatu min al iman kon waxtu woo xamante ne xaaye di nga rek daal di ngay sa diine dafay daal di xajam ba tax na war nañ ci gën a góorgóorlu comme ni ko rapporté ñu doon rapporté waxee. set gi des na parce que des fois da ngay génn fekk voie publique bi ñu jóor fi mbalit koñ bi yëpp ubale ak xet loolu war nañ ci taxawaay boo xamante ni ñoo ngi ci mairie maanaam autorité locale yi lu mel ni mairie mu jël ci ay matuwaay waaye damay proposer itam ñu utal leen ay points yoo xamante ni fa lañ war di man di yóbbu mbalit ma mairie di ko fa fekk di ko jël mais bu fekkente ni nit ñi amuñu fu ñu sotti mbalit dañuy bàyyi ba guddi ñu xëy ñëw taxaw ci mbedd mi sotti ko foofu su ko defee foofu yëpp daal di salté loolu itam war nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax sensibiliser nit ñi itam naka la ñuy waree maanaam saytoo set gi set ci biir kër yi set ci mbedd mi mais set ci biir kër bi ba pare bale sànni ci mbedd mi mooy cat ak ginaar leen ni setuloo mooy cat ak ginaar mooy cat ak ginaar ba tax na loolu bëgg nañ ñu gën ci góorgóorlu bu baax a baax wutal leen ay moyens yoo xamante ni fa la ñuy sotti mbalit mi maanaam ay place publique yoo xam ni ku am mbalit foofu nga koy yóbbu te bala nga ko faa yóbbu dégg ne oto mbalit bi mi ngi ñëw parce que boo ko fa yóbbu oto mbalit ñëwul koñ bi yëpp ubale loolu mën na indi ay feebar mën na indi lu nekk ci loolu moo fa am ci wàllu assainissement bi wàllu ndox yi wàllu assainissement bi am nañ ci ay problème bi mooy
xam nga ndoxu yàlla bi wàcc ci kaw ndox boobu kenn mënu ko téye. tigi at bu jot day wàcc. foofu am nañ fi jafe-jafe boo xamante ni bari na lu ma ci xam loo xam ne autorités yi xamuñu ko. parce que depuis 2006 ñu goudronné li nga xamante ni moo wër HLM Grand Médine ak unité 24 goudron bi àndut ak assainissement. heure boo xamante ni taw na ndox yi jógee Damel si ci montagne bi yi jógee Ouest Foire yi jógee Jàmmalaay dañuy attaqué HLM Grand Médine attaqué unité 24. bi ñu defar sóoraale wu ñu yooyu yëpp. sóoraale wu ñu yooyu yëpp. ba tax na man sama kër fi mu ne actuellement bu tawee balaa ngay am 10 minutes ndox mi dana yëkkati ko 1 mètre ci kaw. depuis 2006 ba 2017 mën naa la wax ni ñun imam yi ñoo taxaw taxawaay boo xam ni bu dul woon ñun population yi ñu ci bari toxu nañu. ndax kër yu bari daanu nañu. ba loolu amee ci la ñu taxaw nag sensibiliser xale yu góor yi sensibiliser ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi fexe wuti ay moto pompage. créé nañu lu war a mat 5 moto pompage yoo xam ne mi ngi ci jàkka ji heure boo xamante ni taw na ñooy dugg ci ndox mi évacuer ndox mi yóbbu ko ci regard yi mu dem géej loolu li ko andi. mooy ndox mi bu wàccee amul foo xamante ni fa lay dugg dem. day topp tali bi point bas bu mu njëkk a jot. foofu lay taaju. très bien léegi nag ndox mi bu jógee Damel si ba ñëw ci croisement 26 foofu lay séddale koo def ñaari pàcc bii dugg unité 24 bii ñëw HLM Grand Médine. te nawet baa ngi. ñëw. waaw dëgg la autorité yi. jokkool la ñoom ak ñoom def nañ seen kéemtalaay kattan mais ba léegi problème ba saafarawu parce que ndox mi wàbbeeku di ñëw wutaluguñ ko foo xam ne fa lay jaar kooku benn la ci problème bi nga xamante ni moo ñuy gàllankoor beneen bi ci des wàllu assainissement bi maanaam néew doole goo xamante ni ci askan bi parce que bañ koy defar population yi màggul woon léegi nag population yi dañoo bari assainissement bi attanatu leen bu tawee ba sawet regard yi dafay refule bu refule fu ndoxu taw bi doon jaar foofu lay jaar ñëw attaqué mosquée bi nga xamante ni loolu lépp saleté lay doon loolu ñuy woo autorité publique yi ñu jàppale ñu ci ba nga xamante ni loolu dana wàññeeku loolu itam ci wàllu assainissement. wàllu éclairage publique. agression bi tasaaroo na ci gox boobu. lu ko waral boo génnee sa kër fi ngay teg sa tànk doo ko gis. loolu it ñu bëgg ñu gën ñu ci jàppale. dimbali ñu ci ba nga xamante ni sécurité bi. très bien askan bi dana ñëw. très bien alors Ndione ñu commencé du coup wàllu assainissement bi. mel na ni question problème méthode te loolu bari na Sénégal. effectivement problème méthode xam nga tali bi doo ko tojaat. waaye donc day baax boo liggéey bu ñuy tabax ñu xool jël en compte yeneen conséquences yi mën a jël dafay études yu sérieuses. wala ñu koy tàmbali. donc yéen la moo si jamono ji seen pexe ngir rattraper que wax na waxi moto pompe yi. yéen nu ngeen taxawee. effectivement imam ni mu ko waxee noonu la mais loolu aussi man je pense que faute bi ci autorités yi la. parce que lu toll nii ay ouvrage yu mel noonu. boo koy def war nga jël sa matuwaay. parce que tabax ay tali àndul ak canalisation. wax dëgg yàlla dëkk bi di war nañ passé situation yooyu war nañ passé yooyu. waaw léegi nag loolu ñu ngi koy jànkonteel mais ñun ñi tamit au niveau des jeunes sax ba ñu constaté loolu tamit doon nañ ko dox. on avait même vu les autorités locales ba benn instant ñun nit ñu bon problème mu canalisation gox bi bon comme que dañu war a def VDN bi prolongement VDN suñu diggante ak jàmmalaay. léegi ñoom dinañ ci jël ay matuwaay yoo xam ni bés bu liggéey boobu di tàmbali bu balaa muy jeex dinañ defaat yeneen canalisation yoo xam ne day jóge ci biir gox bi àndaat ak ñu def jonction ak kii bi VDN bu bees bi noonu suñu diggante ak jàmmalaay. bon loolu am na ay autorités yu ñu ko waxoon doxoon nañ ci ay jéego ba demoon ci ay AGEROUTE sax. mais loolu waxoon nañu ko mais ñun bon liggéey boobu sotti na ba inauguré nañ ko. te gisu leen te gisuñu ko. mais ci côté boobu aussi am na ay autorités yoo xam ne tamit jàppale nañ ñu si. ci ay autorités politiques yoo xam ne jàppale nañ ci ay jumtukaay ba nga xam ni aussi def nañ fa fi nga xam ni point HLM Grand Médine fi nga xam ni ndox bi moo ñu gënoon a sonnal. ci wetu jumaa ji. ba nga xam ne daanaka bu tawaan di nga toog 2 à 3 jours yoo xam ni bon pour nga ñëw si jaar fa day nekk jafe-jafe bon am nañ ci ay autorités yoo xam ne jàppale nañ si comme que émission bi di émission politique. moo tax tamit bëgguma tudd seen tur. mais ay autorités ñoom bu ñu déggee émission bi dinañ xam ñoom jàppale nañu si ba ay seen moyen bopp la ñu defee canalisation. Ndione waaw tout est politique. d'accord tout est politique. je pense que Sénégal dafa jot également bu nit. waaw amee wareef def ko. ñu tudd ko. waaw ngir ñeneen ñi mën see roy. dëgg la donc kon comme que permettre nga ma loolu léegi ñun jafe-jafe canalisation boobu ñu amoon
am na ku ñuy wax Fallou Ndiaye à travers le ministre des finances l'ex-ministre des finances. moom tamit ñu ngi koy remercier ci loolu parce que moom tamit jëloon na ay matuwaay yoo xam ne tamit moom canalisation bi dimbali nañu ci defal ñu ay regards bon au niveau de HLM Grand Médine sur Mer ak niveau Gazi bi ñu dëkk. Amadou Ba actuel ministre des affaires étrangères. waaw moom wax dëgg yàlla à travers tamit moom le ministre et à travers Fallou Ndiaye. très bien Fallou Ndiaye moo nekkoon suñu diggante ak moom. wax dëgg yàlla loolu tamit tey occasion la tamit. pour à travers ma voix ñu leen di remercier. cité bi yëpp ñu ngi leen di remercier bon certes jotoon nañ leen remercier sax. mais comme que fii am nañ publiquement wax ko tamit ñëpp dégg ko. comme ni ma ko waxee. dëgg la comme ça ñun tamit ñu teewul tamit ñi ngi leen di gën a ñaaxaat. dimbal li ñëw na mais tamit bu gënee ñëwaat tamit mu gën a baax. tigi waaw alors waaw Alimam dafa am loo si bëgg a toftal waaye. comme li muy wax ni ñi ko doon dox ci la bokk. effectivement ni mu ko waxee noonu la demee. autorité yi góorgóorlu nañu. ba jàppale nañ ñu ba am nañu ay station pompage yoo xam ni bu taw bi ñëwee foofu lay jaar pour mën a dem géej. mais dafa am lu des. ba léegi problème bi mi ngi métti boo xam ne parce que li ñu bëgg naka la ñuy def ba ndox mi duutu ñëw. gis nga ñun ndox mi ñëw di taa ci ñun. ñoo gën a néew métti ci ñi ndox mi romb. jeex na lu ëpp centaine de maison ñi ngi bëgg a daanu. jeex na ndox mi day ba béykat yi li may wax ngi nii lii ça c'est de la politique. ça c'est de la politique professeur. politique sens originel xam nañu ko gestion de la cité. donc tout est politique. galvaudé nañ ko ba def ko liñ ko def mais nag il faut politique yi gën a ñoŋ mu am également waajtaay mais dinañ si dikk léegi. soxna si ñu tàmbali ak cet gi ak setal gi mbalit mi gisu leen oto mbalit amu leen fu ngeen tuur. ana tey lan mooy situation bi. ci surtout si wàllu jigéen ñi parce que bu ñu nee mbalit ñaare. jigéen la si waay ñi lay jógee non pas jigéen la mais si waay ñi lay jógee. ci mbale mi lay jógee te suñu société jigéen ñi ñoo koy gën a def si biir kër yi. dëgg la waaw li may wax rek mbalit mi. ñun jigéen ñi suñu bopp ñëpp sax laay wax population bi yëpp daal. parce que man lu ma gis Sénégal fii da ngay lekk ba pare jël këyit sànni ci mbalit. ci mbedd mi kenn du for kenn du randal. mbalit mi. bu jógee ci biir kër gi war nañu am ay sachet poubelle yoo xam ne da nga ko ciy takk. ba mu dëgër ba nga xam ni mbalit mi du xeeñ. tigi am na ay sachet. nga xaar sac poubelle yi mën nga kaa jënd sac poubelle yi. man moom laay utiliser sama kër mbalit bu ma am damay jënd sac poubelle. def ko ci oto mbalit. yenn bu tayee mu ñëw bu subaa du ñëw. yenn saa yi charretier yi seen bopp. ñooy ñëw chaque jour buñ la yóbbulee mbalit téeméeri dërëm wala téeméer ak juróom fukk. kooku bu weer dee xam nga xaalis dañuy daal di dund ci ñun. kon loolu ñu ngi ciy ñaax daal ñu gën ñu si jàppale. parce que nee naa ñi nga mbalit mii buñ leen jàppalewul ndax mbalit bu toogee ñetti fan ci kër rek dëkk bi yëpp kubale. te ñoom dama gis ni ñoom ci dëkk bi fi mu nekk nii ñoom xam naa ñooy nekk ñi gën a néew doole. war nañ leen di bàyyi xel bu baax. parce que risques yi ci nekk. feebar ak lu nekk a ngi ci. oto mbalit dañ leen di war a jàppale bu baax. mbalit ma fa ñu dëkk aussi cité ba oto mbalit yenn saa ñu toog ay fan du ñëw. dañuy jël sunu mbalit yi di ko takk ba mu dëgër borom charretier yi ñëw ñu yóbbu ko. waaw kon nag loolu ñu gën a jàppale rek oto mbalit bi bu dee ñëw chaque jour. ñu de dinañu dimbali. ndax bu sa kër seetulee. mbalit ma bu fa nekkee kër ga day daal di doy waar ni am du xut di xut ba sensibiliser. si wàllu maas yi bu ngeen di natt sensibiliser wala yeneen famille waaw loolu dina si am solo. dina si am solo. ci wàllu assainissement bi foog naa ni mbirum inondation yi ak nawet bi di ñëw tamit bokk na ci seen. daf ñuy sonal sax. parce que am na ci lenn ci koñ yi yoo xam ni par exemple ni ko imam mi waxee nga dem HLM Grand Médine numéro 1. jëm 15. ñooñu bu nawet bi ñëwee amatuñ jàmm ndox mi day ball ci seen biir néeg yi. nab bi mooy génn. nga dem côté géej ci HLM Grand Médine. am naa sama cousine yu fa dëkk yoo xam ne bu ñëwee ndox yi day génn ci biir salle bi. mais loolu ñi ngi defar tali mais bi ñuy defar tali dañu waroon sóoraale. ndox mi évacuation ndox bi. parce que loolu yëpp defar mais évacuation ndox mi ba nga xam ne fi muy demee kenn xalaatu ko. waaw nga ñuy jàppale loolu moom am nañ jafe-jafe HLM Grand Médine. très bien Alimam Kanté mel na ni problème méthodologie posé wu na ay préalable laata. ay gros œuvres. L'islam foog naa ni ku fonk méthodologie la. ak respecter préalable si looy def ngir bañ mujj bañ a jur aw lor wala yàq. waaw ci biir
Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu doxalee. ak sax même histoire yeneen yonent yi boo jëlee yonent yàlla Yusufa biñ ko confié intendance Égypte. dafa ne inni hafizun alim. lii mën naa ko yor parce que ku mën a toppatoo laa ku mën gérer laa te tamit je suis compétent. kon compétence ak mën a gérer ak nekk koo xam ni tu es crédible ah xam-xam bi war a dajal na sa loxo ba pare tamit jar ngaa wóolu ndax pare nga pour def li nga war a def. pour askan bi loolu moo tax buur bi mu ji ko jox. responsabilité boobu donc man damay critiquer effectivement autorités yi ci le fait que du ñu def études yi normalement wala suñ ko defee tam. duñ ko appliquer normalement. pour des raisons yoo xam ne teguwul fenn fu ñu ko mën a expliquer. mooy xeetu politique bi kii. politique boobu mooy politique bi jaaduwul nag. waaw te politique bu rafet ak bu jaaduwul. mooy que quartier yi Grand Médine ci quartier yi gën a am problème cadre de vie la bokk Dakar. mais ay Sénégalais lañ comme ñëpp. mais pourquoi rek plateau moo war a set. loolu ban façon politique la alquran dafa wax inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. yàlla dafa sant surtout al-Qurtubi firikat boobu dafa ne aaya boobu surtout pour autorité la. yàlla daf leen sant li ngeen diggee ak ñi ngeen yilif ngeen defal leen ko. donc ayant droit yi mooy ahliha. les ayants droit ñii fi nekk nii c'est des ayants droit yoo xam ni ci assainissement ak yooyu fi mu nekk nii dafa mel ne seen droit kenn respecté wu ko. te ci constitution bi charte la. kon loolu du lu ñuy saraxu nañ tourner page boobu léegi ci réew mi. affaire ay wéy na président ñëw dimbali ñu rek sarax ñu rek may ñu fi benn canalisation. du loolu. depuis 2016 c'est dans la constitution. c'est dans la constitution. ak les nouveaux droits environnement cadre de vie. droit la mais Sénégal yi dañu war a mën a noyyi lu baax. mën a dëkk fu baax mais imaginez l'impact boobu mu am ndox bu salte bu ñëw dugg ci jàkk dugg ci kër yàq sa yére lu ndaw li nga jotoon économiser sa armoire yàqu xoolal dépense supplémentaire yu mu indi. xale yi feebar di boo rombee ndox mi xale yi di focc ndox bu salte bi. après mu jox leen ay bilharziose et cetera. mais impact yi ci nekk yëpp mais c'est insupportable. man mënuma comprendre lu tax suñu autorités yi ñoom nag ñu jël seen 4x4 climatisé jaar ci kaw tali bi romb. politique bu yàqu politique bi waroon la politique dëggantaan jaay. mais c'est pas normal. defar tali boo xam ni patron yi am 4x4 climatisé ñooy jaar quoi. léegi nag après ñu xool ñu nekk ci suuf quartier yi ci suuf quoi ndox mi di leen bënd. mais loolu rafetul ci réew mi. rafetul ci réew mi nañ corriger loolu. teg ko ci yoon te loolu mooy indi yenn saa nit ñi mer après ay émeute ak am. ay ñetti nit dee ceeg yooyu même benn nit bu ci dee jaaduwul. parce que suñ ko waxtaanee teg ko ci yoon du egg foofu. mu ngoog alors Alimam Moustapha Amar lu am solo également balaa ñuy dikk ci waxtaanee waat rôle imam ci biir quartier bi jàkka ji nekk foofile wala jumaa ja bërëb la boo xamante ne nii également bu ñu war a roy la ndax am na anam yoo xam ni anam yu original yoo xam ni moom ngeen di doxalee ci loolu laa bëgg ñu teew si tuuti. jërëjëf d'abord xam nga ku wax jàkka wax imam. te imama mooy première fonction boo xam ni. état islamique xam na ko. yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ko jiite. bi mu demee ba war fi jógee itam joxoñ ñu Aboubacar Sadiq joxoñ ñu Omar ibnul Xattaab ba tax na képp kuy imam ci ñooñu ngay jëlee ñun nag suñu jàkka wax dëgg yàlla dañuy sant suñu borom tabaaraka wa taala parce que yàlla jox nañu ay imam yoo xamante ni modèle lañu maanaam créé nañu benn association boo xam ni association bi. kenn ku nekk li nga man dañ ko étudier ba xam ne mën nga ko ñu dénk la ko am lu ñuy tuddee commission religieuse moom la ñuy laaj lépp lu aju ci wàllu diine ji fexe nañ ba créer maanaam calendrier boo xamante ni am na imam yoo xam ne dañ leen di sant rek jiite julli juróom moom la ñuy def am nañ imam yoo xam ne dañ leen di defal calendrier annuel boo xamante ni kenn ku ci nekk waxtu wi nga war a jiite ak jour bi nga war a jiite bu jotee kenn du la soññ noonu la ñuy doxalee ba tax na tubaarakallahu te du ñu jël ku dul borom xam-xam. parce que bu waxtu wu ñu waree jël imam dañuy laaj commission religieuse kii ndax critères yi mat na ci moom wala matul ci moom bu ñu apprécier ñu jël bu ñu nee nangam ñu teg fële. ñaareel bi itam kenn du gis sa bopp ci man may imam wala may naayim wala may leneen. ba tax na gox ba déggal nañ leen déggal goo xamante ni dañuy sant suñu borom tabaaraka wa taala. amul kii ci tariix sangam la bokk amul kii ci station sangam la bokk amul kii fii la bokk. képp koo xamante ni xool nañ la ba gis ni li ñu bëgg mën nga ko respecté dañ lay jiital. noonu la jumaa ja di fonctionner mu nekk jumaa joo xamante ni itam imam jàppul rek ni moom imam la parce que imam dafa dugg ci askan bi di xool li nga xamante ni mooy xew. képp koo xamante ni constaté la ñetti fan ñeenti fan gis ñu la ci jàkka ji daañu jéem a seet lan moo tax ñëwul. te itam toogu ñuy di jëgaani borom yi xam-xam
imaam dafa fexe ba ñu créer ay écoles yoo xamante ni dañuy jàngal ñi nekk ci biir gox bi créer nañ benn daara boo xam ne mu ngi tudd daara Ousmane Ibn Affan jàngalekat ba fa nekk dañ ko tànn ba gis ne am na compétence dañu dem ba kër sëñ Mouhsin Diop Ndar jëli ko andi ko mooy jàngal suñu doom yi ñuy mokkal alxuraan waaye jigéen ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñu mag ñi comme ni ko secrétaire général waxee moom ki nga xamante ni moo jiitee commission jigéen ñi ci jàkka ji mooy soxna Ndiémé moom lañ doon seetaan léegi moom moo nekk itam secrétaire mouvement pour la fraternité et la solidarité islamique ci biir gox ba yara fa itam benn daayira maanaam fexe nañu ba jigéen ñu mag ñooñu ñu créer leen benn daar soxna si ci la bokk bi ñu ñëwee depuis 2013 bi ñu ñëwee dañ ñu daal ñoom bëggatuñu rek topp ci góor ñi ñuy def dañu bëgg a xam ñu contacté moom man leen def leen liste ñu ñëw ma def test xam fi ma war a commencé ak ñoom alifun baa un laa commencé ak ñoom tey jeexal nañ suratu Jaasiya bu ñu defee seen cours ba pare bind saar bi ba mu jeex damay corriger noter leen seet yi nga xamante ni mooy actualité ma jox leen ñu respecté boo xam ne tubaarakallah tey boroomi xam-xam leen nga ñëw ci grand commençant góor ñi créer nañ leen beneen école boo xamante ni benn professeur formateur FASTEF moom moo leen yore moom itam la même chose nga xamante kon ko gox bi ñetti école ña nga fa ci biir jumaa ji ba tey def nañ benn feuille de route boo xamante ni li nga xam ni moom la jullit di soxla woo ci seen wàllu jaamu yàlla dañ leen ciy tàggat tey dañuy ñëw jàngal leen lan ban ndox moo mën a laab ëllëg ñu ñëw jàngal leen naka la ñuy jàppee ginnaaw suba ñu jàngal leen lan mooy farata njàpp lan mooy sunnay njàpp yooyu nga xam ne jullit mënu ko ñàkk ca xamuñu ko boo ëllëgee ñu wax leen nu ñuy sangoo farata boo ëllëgee ñu jàngal leen naka la ñuy sangee néew 6 mois yi bu calendrier yi bu jeexee ñu jël beneen calendrier loolu itam noonu la jumaa ji di fonctionner. très bien Imam Kanté je pense que loolu am solo la surtout li ma si gën a marqué mooy surtout soxna yi parce que ñaare bu ñu defalee attention rek bu ñu doxalee diine wala bu ñu doxalee nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane dañu jóge si àll ba ne leen dañu leen bëgg a noot fekk ñoom dañu xamul seen yelleef dañu xamul chance bi leen yàlla may rawatina si seen i biir yi sëy wax nga dëgg démb rek maa ngi bokk ci benn émission boo xam ni soxna si nekkoon ci plateau bi ndaw su am xel nii malheureusement dafa jiital ci xelam yi muy dégg ñuy wax ci l'islam mais wax na yu mel noonu mais foog naa ci fin bi mujj nañu déggoo mais entre li l'islam jàngale ak li société bi di jëf léegi dama ko ni nangu naa fépp foo xam ne jigéen ñi dañ leen fay tooñ société bi moo leen fay tooñ nañ ko dellu ci l'islam ñu corriger ko mais bu leen wax ne l'islam moo may nit ñi di tooñ jigéen ñi loolu erreur la ñàkk xam la te léegi comme organisation bi imam wax ni yéen sa salam tam noonu la defoon xam nga jigéen dañoo ñëw di julli ci ginnaaw yonent bi suy jàngale di xutba di jàngale jigéen ñi duñ dégg ñu ne yonent bi sa salam góor ñi dañuy buux tànc ñu ñun duñ dégg yonent bi ne yëguma ko woon comme noonu la léegi mercredi jox naa leen ko yéen mercredi yéen rek laay jàngal si jàkka ji kon programme bi mais programme bi yéem na ma trop de parce que ñun suñ jumaa ji amuñu programme bu mel nii voilà non seen kii bi yéem na ma trop modèle bi ñu def nii yéem na ma trop et souvent aussi tamit jigéen ñi dañ leen doon bàyyee souvent toujours togg yeeg yooyu conférence nag su amee jigéen ñi nañ togg indi mouchoir yeeg yu mel noonu su ko defee duñ dégg dara duñ xam lu bari bon dëgg la ñu wax leen ngeen jaamu seen soxla borom kër moo leen yóbbu àjjana yooyu tamit dëgg la mais jàng bi tamit lu am solo la suñu yaay Aïcha ci ñi ëppoon xam-xam ci jamonoom la bokkoon ci góor ak jigéen daf doon rectifier yenn saxaaba yi léeg-léeg mu wolu benn saxaaba ne ko yow dégg naa ne yaa ne aaya bi nangam kooku ne ko waaw mu ne ko est-ce que dégg nga bu baax yeneen bi dafa ne woon nangam kooku ne kon xaaral ma seetaat ko dañ ko dafa doon jàngal def rideau di jàngal ay saxaaba yu góor leen jàngal kon islam musul wax ne jigéen warul xam dara dafa war a nekk ci kër gi di bale di nangam ak nangam kon modèle bi vraiment rafetlu naa ko trop vraiment très très imaam rek bu moom mayee balaa ñuy dem mu am beneen affaire bu doy waar foofu ci HLM Grand Médine am na solidarité bu fa nekk boo xam ne bu ñu war a jàngal waa réew mi gis nga man fi ma dëkk maa ngi jiite ci HLM Grand Médine maa ngi dëkkee ci unité 24 ci côté bi sama buntu kër dafa am benn jàkk bu ñu fay tabax jàkk ji ñu ngi ko teg première pierre fin décembre 2018 tey ñoo ngi ci presque fin mois de mai mën naa la wax ni tey ñoo ngi ci 27 millions yoo xam ne def nañ ko ci jàkke ji maanaam ci 5 mois wala ba 4 mois et demi jàkke ji taxaw na ñoo ngi ciy julli ci solidarité boobu mi ngi jóge HLM Grand Médine gis nga boo demee HLM Grand Médine muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ne yaa ngi génn ci sa poche imaginer nga mën a récolter 25 millions
loolu yombul. kenn ku ci nekk ku mën joxe 1 tonne ciment 3 tonnes ciment 4 tonnes ciment 1 million. oui lépp bi ngeen ci évalué. lépp daanaka bi mat ñu na ko évalué fanweeri million. actuellement hier ñoo ngi ci 25 millions yoo xamante ni ci poche population yi lañ ko génnee. taxawal ci jàkka jooju. loolu itam muy système bu am solo boo xamante ni. diggante HLM Grand Médine ak 24 foofu la amee ca imam yi ñoo ko taxawal. très bien sa appréciation ci wala bokk sa témoignage. ci initiative bi nga xamante dafa émouvoir sax imam Kanté. voilà li may wax mooy ñun suñu jumaa ji dañu defal loo xam ne. ñu am commission des femmes dans la mosquée. commission des femmes boobu ndeyu daara yaa ngi ci biir. dañuy defar ay ndogu fi mu nekk nii koor gi nii bu xasee ba ubbi. danañ defar ndogu du 1er au 30. chaque jour danañ ko defar. ajjuma bi ñëwee comme ni ko Adja Ndiéma waxee démb ajjuma ji bu ñëwee macha allah dinañu bonne volonté yi macha allah dinañ ñu commandeel ay croissant lu nekk daal dinañ ñu ko defal. ñu jox ko jaami yàlla yi. te si kaw loolu amul góor amul jigéen bu jàkk ji dee bu koor gi dee ñëw. dañuy naan képp waay yàlla na ñëw participer. lu nekk dinañ ko ci def sunu secrétaire général bi mooy trésorière bi moom la ñuy jox xaalis bi. man côté social. maa ko yore ci côté boobu njàng mi aussi tamit. dañuy sant yàlla. parce que dañuy sant sunu borom kër yi. ñoom ñoo ñu jàppale. ñoom ñoo ñu tax a ñeme. man sama borom kër imam la. waaye daf ma jàppale. bi ñuy dugg ci daara ji foofu tey Serigne Mouhsin Diop boobu daara ja fa nekk xale yi mat nañu 300 et quelques xale su ma juumulee. ñun ndeyu daara yi ñu volontaire di jàppale daara ji bu soxlaa basak dinañ ko def bu soxlaa ay téere lépp lu daara ji yittewoo rek. jigéen ñi ci cité yëpp dinañ ko def. ku nekk xam na ni sëriñu daara duñ yalwaan. déedéet duñ yalwaan ku nekk xam na ni sëriñu daara amul lu mu conférence. dëgg la mais bu conférence jotee. macha allah góor ak jigéen. danañ ko defar lépp ba mu sotti macha allah. lépp luñ ca am nag ñu jàppale daara. alimam xam nga dañuy soxna yi kenn du leen këf. kenn du jóge si àll ba ne leen diine daf leen noot parce que xam nañ seen diine. mais commission jigéen ñi. ñu boole ko ci mbooleem commission yi jàkka ji ab cër la rek bu ñu leen delloo bu ñu am ci lislaam ndax lislaam jox na cër jigéen. des na ba tey. oui. bu àjjuma jotee. ñun ñooy collecté jàkka jigéen ñi. bépp jigéen rek dañuy ñëw toog dajale xaalisu jàkka ji takk bu ko defee ñu jox ko trésorier mu versé ji ko. trésorier général. lu waay def te boole leen si daal mooy si erreur. waaw loolu la exactement résumé nga ko loo def te boole waloon ci. yaa ngi ci erreur. wala du jaar ni mu war a jaaree. wala du egg fi mu war a egg. marché Médine ba yéen sa salam benn jigéen la joxoon gestion bi au départ ak yeneen seen implication. lépp lu yéen sa salam doon def daf ci doon boole jigéen ñi kon waruñu yaakaar ni quartier bi war na mën a dox. te joxuñ jigéen ñi seen cër. li ñu war a xam ñu xamal leen ko. ci ay formation déglu leen ñuy participer ci réunion di joxe seen xalaat. te ñu bàyyi rek naan waaw jigéen ñi dañoo timide jarul sax ñu leen di déglu xam nañ lu ñu war a wax ak yooyu. ñu bàyyi yooyu. bu ko defee déglu leen ñoom tam ñu tabb ay kilifa ci seen i biir. ñu représenté leen fi ñu leen war a représenté. parce que imam il faut ñu arrêter cliché boobu di bëgg a fësal ne. islam dafa noot jigéen. oui loolu c'est pas vrai. parce que tey noonu l'islam yu bëri léegi ci bokk na côté boobu la ñuy bëgg a jaar. pour jigéen ñi am complexe ci l'islam wax ne dañu noot. loolu amul jigéen ñi nañu réclamer seen droit boo demee ci alxuraan li nga fay fekk ci ay jigéen ñu réclamer droit kenn xamul nu mu toll. wax naa la tam exemple jigéen ñi bi leen di buux ci jàkka ji day ñëwee ne mais yëguma ko woon xam nga loolu newu leen mais yéen lu tax ngeen ñëw di réclamer. au contraire def na leen ni mais yéex ngeen ma ko wax. ba pare réhabiliter corriger ko. justement ba pare corriger. injustice bi. xoola am na xisa bu doy waar yent yàlla Moussa man moom laa tuddee comme l'exemple de galanterie. ci l'islam. yent yàlla Moussa digganteem ak ñaari soxna yooyu. mais xoolal dafa dox ba sonn ñëw toog ba mu toogee gis teen bi ñaari jigéen ñi taxaw na le góor ñi ak seen doole ñëw di kii mu ñëw observer situation bi xoolal rek déjà. gis ne lii warul jaadu mu ñëw laaj leen donc il va à la bonne source. neewul ne peut-être que soxna yi lu xew ñu waxal ko seen bopp xam nga kon boo bëggee ci biir l'islam nga bëgg a génne jigéen ñi. di wax à leur place am nga problème. il faut nga toog ak ñoom déglu leen ñu wax. léegi nag bu mu leen laajee soxna yi ne quoi ñun de suñu bàyyi ñun rek la am amul góor léegi nag ñii dañuy ëpp dooleeg yooyu xam nga seen i mbir moo tax ñu taxaw na le kon jigéen ñi dañ ko wan ne góor ñi ñoom si luy sewuñu moo tax ñun ñu sori leen
dañuy dal suñ kaw. waaw loolu du lu rafet ci góor ñi. alors bi nga xamee ni Moussa ne xaaral ma corriger li newul ne bon comme noonu la demee daal seen aada la. xam nga suñu wax aada non am aada yi nga xam ne day not jigéen. islam àndu ci. déedéet mu ne bon mais lii dañ ko war a corriger parce que jigéen ñi am nañ droit ci. nandal seen gétt. mu ñëw comme dafa amoon kattan. nee na lu fukki góor mënoon puus moom mu puus kii bi. nandal leen yëpp. mais xoolal galanterie bi mu defee loolu ba pare dafa delluwaat fi mu toogoon. toog fa sant yàlla. mu jeex. newul naa bon jox leen ma seen téléphone après il faut qu'on te parle. maa ngi gis nga loolu beneen aspect la. galanterie baa ngi noonu. def te yàlla tax galanterie baa ngi noonu. ku mënul def te yàlla tax tu ne peux pas être galant. absolument mais gars yu bëri dañ naan woy j'ai aidé mais après j'ai aidé bi bon léegi mais xoolal moom dafa delluwaat. on garde le contact. mais jigéen ñi. ils ont eu l'intuition que ni kii wàjju jub la. tigi moo tax ba ñu dellu la kenn ki ne papam comme da nga doon wut kenn. koy signer le contrat aussi la notion de contrat. yaa abadista jëru fay na xayra manista jata alxawil amin. ku jigéen moo wax la kon tam lekk jigéen li ñuy wax souvent jigéen émotion moo koy yóbbu mais xoolal jigéen bi lu mu wax. lu rationnel la wax dafa ne sooy wutal koo xam ne xaw yi ku am kartan pour liñ soxla. amin ku jar a wóolu. mais bien xoolal loolu. Moussa bi mu ñëwee ñu defal ko contrat. li ngeen di wax ASP yi. mais ak muslimin ala surutim dañu war a def contrat te ku nekk respecter sa partie ci contrat bi. très bien Alimam Ahmed Mohamed Makhtar Kanté jërëjëf. xam nga ginnaaw olof yi dañuy wax ne Trondo dina jël juróom-ñaari jikko. kon mu mel ni Grand Médine HLM Grand Médine jël na Trondooy dëkk ba. Médine ndax am na yu bari yoo fi tudd ca Médine. mu ngi fii si biir HLM Grand Médine loolu rafet na. dañ leen war a parrainer ak Médine bëri ñu indi leen xaalis. pétrodollar yi foofu Médine ñu parrainer oustaz bind leen ambassade Arabie Saoudite. ngeen parrainer ko ak Grand Médine. walaay ndax jikko yu bari mu ngi fii. milliards yooyu ñu jox américains yi ñu jox leen ci tuuti. walaay ponk bi nga xamante ni moom la ñuy mujjee laataa ñuy wax yi gën a jàmp ci koñ bi Alimam mooy taxawaay bi ci imam ak imama de façon générale ci biir quartier bi lan mooy liñ si mën a jukki li gën a fës ngir mu doon njariñ ci mbooleem HLM Grand Médine ci mbooleem Sénégal. waaw ñun dañu gis ni loxo imam war na mën a dugg fu nekk ci dund bi fonction bi mu tudd léegi muy wàllu julli kenn ku ne xam na ni yàlla ci ginnaaw imam la ko teg imam moo koy taxawee imam mooy joxe julli juróom te kenn ku nekk xam na ni ku joxe sa julli ca demuloo ca imam sa xel du daal moo tax sallallahu alayhi wasallam ba muy noteel jullikat yi daf leen ni julli gi nga julli ci kër gi bu ma koy notee dana ëppee daraja julli gi ngay julli ci jàkka ja ga ngay julli ci jàkka ji dana ko ëppee ay daraja ci point yu bari lu mat ñaar fukki point ak lu topp fonction boobu imam moo koy taxawee waaye itam imam mooy tudd doom yi tigi muy loo xam ni ñu bari mënuñu ko defal seen bopp imam mooy jiite néew yi imam mooy sàng néew yi mooy ànd ak ñoom gunge leen ba ci kër gu mujj ga ci njëlbeenug dund gi ba ci njeextalu ci njëlbeenug dund gi ba ci njeextalu dund gi imam mooy dugg ci kër gi problème social yi am ci biir famille yi mu di ko jéem a régler sans ñuy dem police sans ñuy dem gendarmerie wala tribunal bari na ay kër yoo xamante ni bu njëkk bu bëccëg masa jot bu ñu añee ba pare jàppal bàyyil jë tey mel ni tullee ak màlle xaañante kudd cumbaar yaag xaañante jaas yaag lu ne tey déggatuloo loolu déggatoo fenn foo xamante ni ña ngi fay atte wala ña ngi fay wax jàppal bàyyil te lépp lu ko indi maanaam imam ci boppam moo suyee rôle boo xamante ni rôle bu am solo la fexe ba ut ay imam yu am compétence xam seen diine xam jamono boole leen ak askan bi ñu di leen taxaw ci domaine bu nekk moo xam ci wàllu social la wàllu politique wàllu économique domaine bu nekk imam yi ñu ngi ciy dugal seen loxo la preuve lii Ababacar wax léegi weddeen boobu nga xamante ni mi ngi déparé ci rond point BCEAO ba dem Tivaouane Peulh bi mu paree bokk na ci ñi njëkk a réfléchir xalaat ni lii buñ ci taxawul wax ca ak autorités yi dana nekk place boo xam ne pëccëxoo daf fay am parce que jaaykatu drogue yeeg borom charrette yeeg commerçant yeeg ñëpp mën nañu ñëw installé wu foofu indil quartier bi benn insécurité boo xam ne duñu xam fu ñu koy waxee imam yi jóg ànd ak magi gox ba daal di def benn marche boo xamante ni dañ doon yëglu pour xamal autorités yi ni leen fii du place boo xamante ni lu dul dëgg war na fi mën a am tigi imam yi ñoo def marche bi loolu taxawaay la boo xamante ni imam ma ngi koy taxawee ca gox ba dolli ci nag taxawaay yi ma la wax léegi imam a ngi dox pour jàngal askan bi imam a ngi dox pour aar jeunes yi parce que jeunes yi ñoom la ñëpp soxla njàng mi jeunes yi lañ soxla
armée bi jeunes yi lañ soxla ñu bon ñi jeunes yi lañ soxla. très bien imam fexe na ba jël ci jeunes yi. ñoo xamante ni créé na leen benn commission ci jàkka ji. Ababacar Ndione mooy président jeunes yi. ba fexe ba ñu dugg ci jàkka ji pour li nga xamante ne moom la jàkka di defaree doomu aadama kenn di loon ci ëppale. tigi imam créé na commission boo xam ne pour famille la. ñoom itam la même chose ñuy jox leen seen gëdd. très bien waaw alors imam Kanté imam mooy également ki nga xamante ne nii ku ñàkk dépense si moom ngay dem. imam mooy ki nga xamante ne nii toujours daanaka plaidoirie bi moom du jeex toujours imam Fall joytu ko fi. mooy ki nga xamante ne nii kuy saraxe mbax ne wala puso wala moom imam nga koy sarax. te amul wala perkaal sax te imam mooy ki nga xamante ne nii également amul statut. imam mooy ki nga xamante ni xalaatuñu formation am imam daal mooy ki nga xamante ni mooy parent pauvre. te mooy ki nga xamante ni moom moo nekk ni ñu ko waxee sa njëlbeen ak sa njeexitalu dundu doomu aadama. lan lañ si mën a résumer def comme jàng. waaw mais loolu mooy wane ni kon imam daanaka mooy. yàlla rek ka téye. mu ngoog rôle bi muy joué exemple bi imam joxe. wane na ni mi ngi fépp la féete quartier bi. te noonu la war a demee yenn saa salaam noonu la meloon. bu mu nekkee Médine. fépp la féete woon Médine. bu nekkul ci jàkka ja ma ngi ci benn kër seeti ku feebar wala mi ngi dem tuddi wala et cetera et cetera donc noonu la imam war a mel imam warul nekk koo xam ni dafay nekk rek ci biir jàkka ji yore benn kurus toog ñu ne nitu yàlla la dégg nga day xalwaal nit ñi day listixaaral nit ñi du bokk ci dara du dem ci dara dafa sell et cetera heureusement ñoom rek lañ problème boobu. dafa war a nekk ci biir. imprégnation ci biir société bi. mais en même temps tamit li nga mujjee wax ni damay ragal aussi ñu def erreur ci côté boobu nee ne imam effectivement yàlla moo yor mbiram. mais nit ñi tam dañoo war a yor mbiram ah. tigi dañu war a moo yor seen mbir moo yor seen mbir. dafa am fu mu leen féete. mais foofu mu leen féete moo tax moom mënul wuti ci xaalis. ah imam bii nii kii ku ko dégg lu mu wax di nga xam ni kii suñ ko bàyyiwoon wuti xaalis comme ñëpp kenn du ko ëppale xaalis. tigi ah mun na dem calculer comme ñëpp dem dugg ay affaire am. mais mu jël ne dama nekk ci mbiru jàkka. kon tam nit ñi war nañu bàyyi xel imam te comme ni nga ko waxee imam amul statut Sénégal. wallaay seen fédération imam ñu ngi ci xeex nangam mais fi mu toll nii quartier bu nekk ñoo war a gën a góorgóorlu seet fi ñuy féete seen imam parce que fi mu leen di féete kenn si ñoom mënu ko féete parce que tey jonn mi tey du bàyyi liggéeyam fële. naan day dem jouer rôle imam. waaw et cetera kon ku nekk si ñoom nag war nga ni kon lii amul prix mais am na coût. imam mënoo ko fay. da nga koy jox ndàmpaay mënoo ko fay. parce que rôle bi muy joué kenn mënu ko évaluer moralement spirituellement bu koy fay sëy bu nar a tas rek imam defar ko loolu mënoo ko fay quanti bi wax ma ñaata da nga koy fay combien par seconde par minute waaw kon loolu nit ñi tam nañ gore ak imam yi mooy amul benn problème nañ jël seen droit carrément ci imam yi nañ ko jël buñ soxlaa imam jàngalee nañ ko wax buñ soxlaa mu ñëw ci kër gi nañ ko wax mais en même temps ñoom tam nañ ko jox li mu soxla seen kéem kattan bon imam bi tamit bu mu abusé imam bi tamit bu mu napp nit ñi wan leen ni saa su ne dee leen ma jox sinon ma leen ñaanal yéen da ngeen doy waar non yooyu leen kenn xamul yooyu bon fekkee ni imam mënu ko sax waaw imam mënu ko def affaire cuune yooyu moom bon ñi koy def so en général duñu ay imam ay njabarkat la ñuy doon juux ci biir nit ñi di nax nit ñi mais vrai imam yi am formation comme ñoom gis nga ci plan lay tegu mais kon l'appui aux imams c'est très important que nit ñi tam féete leen seen kéem kattan fi ñu leen war a féete mu leer mu transparent ñu xam ne lii pour imam yi la comme ni nga ko waxee tamit imam yi dañu leen solliciter tout le temps dëgg la man tey ji boo ñëwoon point léegi suñ jullee léegi da ngay gis nga imam kee yow lay seet kii jigéen la kii góor la kii handicapé la ki am na ordonnance ki am na dépense mais day tax man dina am 45 minutes yoo xam ni sañu maa daw du ma daw damay obligé taxaw ne ko waaw mu ne kii mën na ko waayu kii waaw mais loolu yëpp dafa am coût mu jël na sama temps jël na sama déglu ak yeneen ak yeneen yoo xam ni imam lewetam moo koy may mun la am na ñoo xam ne munuñ loolu waaw am na ñoo xam julli daw dem seen yoon dañuy def taal seen oto dem seen yoon imam day taxaw nangu nit ñi nangu ñu ñëw wax ak moom lu ne dañ koy wax ñun imam lu ne say nit bousculé la sax bien fii nga gis benn nit sax ñëw na waaye yéen imam bi nangam te fekk yàlla xam ne yoroo dara am na koo xam ne fii dàllam sax lañ jël presque poñe na ma ana sama dàll mu poñe ma presque ma ne ko man imam rek laa yorewu ma sécurité daal nii mu ne ma nga baal ma mais poñe presque ndax mer yu mel noonu mais bon su ko defee vraiment imam yi fi ñu féete nit ñi en tout cas boo jëlee quartier bi en particulier pour man modèle la parce que du quartier yëpp la imam yi di jouer rôle bu mel nii mais quand même nit ñi tam nañ leen bàyyi xel ci ñoom tamit ay nit lañu imam yi say mu yeewu doomam feebar war ko yóbbu hôpital am na carburant am na taxi am na oto doomam jooju feebar ordonnance yi waaw
mais nit ñi quand même nañ seet affaire boobu. nañ ko seet dañuy fàtte loolu. waaw dañ koy fàtte. alors Ababacar Ndione pour jeexal ndaw ñi nga xamante ne ñooy ndaw HLM Grand Médine lan moo gën a jàmp jamono ji ci li ñu yittewoo loolu mooy laaj bi ñu tëjee waaye laataa ñuy tàmbali tontu bi nga wax ñu palmarèsu ASC HLM Grand Médine ñaata coupe la fi jël. ak nu mu toogee. bon léegi balaa may ñëw ci question boobu am na lu ma émettre ci volet ci côté environnement bi quoi. léegi foofu dama ci fàtte wax ni tamit ci côté environnement bi au niveau de la mairie am na ku ñu fa samp ci gox ba ku ñu wax doyen Gakou koo xam ni effet wu éclairage public bi moo koy suivre. bon moom pratiquement hebdomadairement chaque semaine day def tour xool lampe yi grillé. tamit moom mu koy signaler au niveau de la mairie. très bien monsieur le maire aussi dinañ ci jàppale. très bien loolu dama ko omettre woon ci volet. am na solo environnement bi. bon en ce qui concerne l'ASC bon ASC bi bi ñu ñëwee 84 87 lañ ko créé. donc am nañu 5 trophées seniors. ñi 5 trophées seniors la ñu am ak benn trophée cadet. donc ASC bi aussi. moyens yi des na donc foofu aussi ñi ngi gën a woowaat tamit population bi. ñu ngi leen ciy gën a woowaat. très bien donc léegi aussi ci volet imam aussi li mu waxaat léegi ci wàllu jumaa ji. ñun tamit ndaw lañ mais tamit am nañ fa taxawaay. am nañ fa taxawaay boo xam ni tey daanaka ci ndaw ñi man maa ci gën a mag. donc maa ci gën a mag donc am na ñu ma gën a ndaw ñoo xam ne tey ji tamit. canaliser nañ leen ba ñoom tey am nañ occupation sax ci jàkk ji. très bien waaw ci volet yu bari ci volet éducatif bi ci daara ji ak ci volet organisation jumaa ji. daal franche bu nekk utal na la commission. voilà waaw. mu ngoog léegi lu gën a jàmp jamono ji. waaw léegi nag li gën a jàmp moom ci au niveau de l'ASC li gën a jàmp. mooy aire de jeu. waaw aire de jeu daal moom moo amul HLM Grand Médine. waaw aire de jeu moo fa amul. léegi fu mu nekk nii aussi. ñun man maa ngi doon dox au niveau de l'école primaire comme que constaté woon nañ fa benn espace. bu xaw mën a def benn terrain multifonctionnel boo xam ne mën nañ ci defaale basket ak handball ak ainsi de suite yooyu bon yooyu aussi bon maa ngi ciy lancé appel tamit autorités yi. ñu jàppale ñu si parce que terrain football moom xalaatuñ ko. ak espace vert yi aussi foofu ñu koy xalaat ci biir koñ yi tamit parce que koñ yi noyeetul. waaw mais malheureusement nag on a plus d'espace. boo xam ne mën nañ ko exploiter. waaw parce que fu mu nekk nii su ma juumul daal benn espace boo fa nekk boo xam ni ça tourne autour de 300 mètres carrés. te loolu moo fa des loo xam ni tey lu vide la. te loolu bon daanaka parking la fay lañ ko def ak ay conférence bu amee. mais li ñuy lancé kii daal autorités yi mooy ñu jàppale ñu comme que école primaire ba am na espace bu fa des au moins. ñu mën a am foofu benn aire de jeu boo xam ni. ndaw ñi dinañu mën a kii parce que dañuy jéggaane dañuy dem ba yeneen cité yi. waaw te potentialité. discipline yëpp potentialité am nañ ko fa. très bien c'est déjà pas mal parce que dafa mel ni kon HLM Grand Médine ñoom du ñu baare tali bi pour def seen ay conférence am nañ bërëb bu ñu koy defee. waaw loolu moom am nañ ko c'est très important. parce que loolu aw lor la. donte wax yàlla nga fi wax ak yonent bi. boo baare yoon wi ki war a yóbbu malade. ki war a doxi soxla am na place bu ñu koy defee mooy ci côté jàkkaarloo kër tonton Chérif Ly. place boobu daal laa jàpp ni moo fa des ci. très bien soxna Ramatoulaye ak pétanque bi waaw. soxna Ramatoulaye la moo gën a jàmp ci ndey daara ji. waaye la moo gën a jàmp ci bàjjenu gox bi. parce que bàjjenu gox yu bari dañuy wax ne ñoom dañu am ay problème parfois si perception population yi rawatina bu ñàkk jotee. ndax yéen di ngeen jànkonteeg jafe-jafe yooyu. non côté boobu moom duñ ci jànkonte daal. feeru ñàkku yeeg yooyu. côté boobu moom vraiment amuñu si problème. fi mu nekk ne la moo gën a jàmp. ngir ngeen gën a. li gën a jàmp daal ci bàjjenu gox yi. parce que am na fa ñenn ci ñoo xam ne ay ndaw la ñoo xam ni ñu tawat lañu. seen doole jotul seen ginnaaw. seeni waajur demewuñu noonu te soxla nañu ndimbal. ku leen jàppale. mu ngoog comme waaw parce que ñu ngi mobiliser nañu près de 27 millions de francs CFA pour tabax jàkka ji. bu amee ñooñu def loolu war nañoo mën a aussi mobiliser. am nañu xolub wala yéene bu toll ni toppatoo xale bu ñu ko yëgee def ko. incha allah alimaam lu gën a jàmp si jàkka ji. waaw li gën a jàmp rek mooy li imam Kanté wax. imam rôle bi muy joué ci société bi. amul kenn ku ko taxawee. tigi
waaw kon imam dañ ko war a jox gëddaam jàppale ko parce que yow mi nga xam ne yow la imam di jiite la nga bàyyi ginnaaw ci sa kër loolu la imam bàyyi ginnaaw tigi imam day fay location imam day fay facture imam ak nit la imam nit la tigi imam dafa yore njaboot njabootam dañuy feebar li la tax a xëy di testé si moo tax imam war a xëy di testé si pour njabootam waaye talu ko ndax yéen waaw comme nag imam talu ko d'abord dañuy njëkk a tàllal loxo autorités yi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk responsabilité réew mi maanaam statut yi ñu jox ñëpp nañ ko jox imam tigi imam dafa war a am salaire comme tout le monde imam dafa war a am kër mais imaginez nit faatu ñu teg ko ci buntu jàkka ji ana imam ñëw jiitu ba pare imam du am véhicule bu ko mën a transporter yóbbu ko ci armée yi muy taxawaalu di gestu di jël ay taxi yu kenn xam te moom moo war a jiite mbir mi mais loolu dafa war a jeex tigi walaay dëgg la imam Kanté dafa mel ni iftaar yi daal bu jeexee bu sooyee suñu borom si weeru koor wi te dara soppeekuwul ci statut imam ma xam ne dootuñ ko defati de vraiment ndax daanaka émission bu jot mu ñëw waaw te war nañ li remercier aussi parce que yaa créé cadre liberté d'expression bi ak imam yi mën a wax mu leer parce que des fois dañ koy wax nii rek mu mel ne dañuy kaas noonu mais foog naa niñ ko teqalee tey quand même je crois que leerul woon nii ci yeneen émissions yi doonte war yeneen émissions yi doon nañu wax ne imam war nañ ko jàppale mais fii le fait que imam bi wax rôle social bi muy joué je crois que moo gën a dimbali nit ñi képp kuy déglu fi mu nekk nii da ngay gis ne dafa leer nañ ci yow que ni doo faire ay casse wala ay privilèges yu imam yi demandé dafa leer nañ aussi maa ngi saluer benn affaire sànq maa ngi koy wax soxna si ma ne maa xale yi duñu yalwaan loolu tam bu ko fàtte absolument nañu dissocier jàng alquran ak yalwaan actuellement xale yi ngeen di gis ñu tuur leen ci Dakar fii yëpp nii man léegi sax dama tiit ci suba keroog dama romb presque fukki xale ñoo presque dañ bëgg a dal sama kaw def tànku neen mën nañ xale yi fan lañ jógee lii mooy leen ci dëkk bi mais xale yi nañ leen jàngal alxuraan seen biir quartier jàng bu yiw bu sell ñu sol lu baax lu set dem jàngi seen alxuraan dégg nga te dellu seen kër mais loolu quand même war nañu dépasser affaire u yalwaan yooyu crise la woon rek dafa am ay temps xiif amoon ci yenn gox yi borom daara ji yore ay xale yu bari dégg nga muy wër fu mu dem rek gis fu ñu mën a lekk mën a dem leen ngeen fu ngeen lekk loolu rek la mais du woon que ni alxuraan moo jàngale ne kuy jàng alxuraan foog nga yelwaan boo demee ci pays arabes yi dem Pakistan yëpp nii ay daara yu rafet yu moderne xale yi di jàng nekk ay mufti nekk ay imam ñun ëpp ñeen xam-xam te pourtant jàng nañ seen alxuraan ba mu set wecc donc je crois que loolu c'est important ñu bàyyi ci xel baax a baax et que imam yi ñu gën a góorgóorlu ci aspect social boobu ñu gën ci góorgóorlu li nga wax nii man loolu wax naa ko fi ci xutba benn néew boo xam ne maa ko jiite fii ba pare oto bu may dugg demul ma taxaw fi ma taxaw dama taxaw fi ma taxaw ñu ne ana imam ma taxaw ñu doog a daw si ñëw ne imam kii man leen waaw yéen daal fu ngeen soxlaa imam mooy bi ngeen amee néew pour indi ko ci morgue bi ak ñu ñaanal ko si jàkk ji ak imam jiite ko su ngeen pare yi ñëpp ngeen taal seen oto dem da ngeen bëgg ma dox ak tànk wala di wut taxi dem leen su ngeen demee foofu ngeen dugal ko ci bàmmeel mais il faut que ñu wax ko mu leer ku nekk na jouer rôle am ku nekk na jox moromam cër bi mu ko war a jox tigi rek mu jeex jërëjëf imam Ahmed Makhtar Kanté am mbégte doon recevoir waa HLM Grand Médine tey foog naa ne lu bari feeñ na fi ci waxtaan toogaay bi daanaka jekk na lu may tolof yi nga xamante ni si ëpp dépendrul si ñoom lu si ëpp ay préalable yoo xamante ne autorités yi brûlé nañu étape ba mu doon aw lor si ñoom muy lu ñu war a corriger ca na mu gën a gaawee imam Moustapha Amar ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm soxna Ramatoulaye Mbeng di bàjjenu gox Ndey Daara Ababacar Ndione représentant bu ASC HLM Grand Médine mbégte la woon ànd ak yéen ci iftaar bi beneen iftaar bu sooy suñu borom beneen koñ ci ITV fanaan jàmm رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران إفطار sur ITV